bootu la nekk jaam wala moomeelu kenn benn pàcc bu ndaw ay politiciens corrompus ay tapet ay peur laxatu derrière ay bureau yaakaar ne Sénégal seen moomeel la loolu nag la jeunesse bi ne dafay dak surtout que ci ay fen xam nga lan mooy ay fen mooy loo xam ne ay weer ci ginnaaw ngi nii ñu koy tëgg jël fi ay mesures def ay couvre-feu def ay état d'urgence voter ay loi dans le seul but parce que xamoon nañ que ni finalité bi lii la ñoom ñëpp xamoon nañ que ni yow bu ñu waxantee dëgg yéen Sénégal mais dem leen ngeen topp dossier bi dem leen ngeen topp xam nga lan moo tax bëgguñoo wax waxi justice parce que wóolu wuñu justice te xam nañ que ni ndëgg sërxal la ñun ñoo am dëgg de am dëgg ba noppi ragal justice ñun ñoo am dëgg ba noppi ragal justice xam nga li tax ñu ragal justice parce que xam nañ que ni la justice est partisane la justice n'est pas indépendante dafa am ku muy liggéeyal justice bi dafa am kum fi nekkal waaw ngeen ñu dem leen ngeen joxe seen bopp ci mbir moo xam si ni wuru woon weesu gendarmerie lépp luy wane preuve que ni lii ce sont des mensonges teg ngeen ci seen bët lépp luy wane que ni lii complot la teg ngeen ci seen bët. violé sax moo doon toog di laaj oh kañ ngay ñëw violé ma su waaye yow ndax ñëwul ka may violé kañ lay ñëw ñu leen koy wax yéen Sénégalais yi maa ki may violé kañ lay ñëw kontaan kañ ka may violé si dama kañ ngay ñëw dama laa gëj a gis di ko laajte ay une histoire à dormir debout ñu ne nag nañ utiliser cette histoire là utiliser quelques médias utiliser quelques journalistes utiliser li nga xam si ni mooy institution yi Sénégalais yëpp bokk quoi qu'il en soit on va aller jusqu'au bout di fen yéen ñëpp ngeen teg seen bët ne lii jaay doole la ak fen te kiñ koy teg kan la koo xamante si ni dafa sacrifier vie pour yéen koo xamante si ni bi moroomam yëpp choisir yoon bi gën a yomb muy yoonu sàcc dafa ni man yoon bi gën a jub bi gën a metti bi gën a wéet te yàlla gërëm na ko man boobu laay choisir pour servir sama réew pendant plus de 15 ans te koo xamante si ba muy nekk université lañ ko commencé di ko témoigner comme quoi que ni nitu dëgg la nit ku ragal yàlla la nit ku gëm réewam la ba muy nekk université pendant 15 ans mu nekk tiim ay milliards mu mënoon a nekk quelqu'un boo xamante si ni tey jii nii tedd na ay doomam tedd na ay mbokkam tedd nañ mu sacrifié wu ne man bugguma lii lu yàlla gërëm kase laa bëgg di dunde ak loo xam ne du ma tooñ sama peuple li mu waroon a def lépp mu def ko wàccoo ak ñun jël ay sacrifice dégg ay saaga diabolisation ay menaces lu ne mu dégg ko ndax ñun fi collabo yi traîtres yi fi ñu dem yëpp ña fa dem gis ngeen leen tey jii nii ils sont devenus multimilliardaires ci doowu askan bi chemin boobu mooy bi gën a yomb te dara du la ci fekk mais il faut nga nekk góor yàlla ak góor ak ku am dignité dëgg pour du mooyu yoon boobu noonu daal di jël yoon bi gën a wér yoon bi gën a metti yoon bi nga xamante si nii mënoo ci réaliser lu bëri mais au moins soo tëddee di nga nelaw tu seras en phase avec toi-même tu seras en phase avec Dieu parce que xam nga ne fekkoo réew mu ñàkk ba noppi nga leen di doggali ku mel noonu góor la ku mel noonu sacrifier sa vie pour nous sacrifier lépp pour ñun war nañoo rus ñun Sénégal war nañoo rus ñun ay tapet ñëw ne dañ koy faggaagal di ko fenal di ko jiiñ te ñu xam que ne li ñuy wax lépp c'est à base de mensonge et de manipulation ana sénégalais yi ana nitu dëgg yi ana peuple sénégalais bi nga xamante si nii tubaab bi réussir na fépp ba mu des fii tubaab bi fépp fu mu mës a dem fexe nañ ba mu doon ba ñu doon société bi mu bëgg dem leen ngeen xool yeneen dëkk africain yi la fa bëgg tubaab ba bëggoon yëpp am na ko fa la fa tubaab ba bëggoon yëpp am na ko fa tubaab yi fenn kase la ñu échoué muy au Sénégal xam nga lu tax ñu échoué au Sénégal parce que y a eu une résistance suñu mag yu baax yëpp dañoo bañ wan tubaab yi ka ne du ngeen dara wan tubaab yi ka ne du ngeen Papa Ndiaye ba tubaab yi ils ont échoué au Sénégal kon ñun seen i doom ak seen i sët war nañoo rus ay tapet ay faux député taxaw fële naan ñu dañ leen di continuer noot ñun war nañoo rus kon bu ñu xoolee suñu bopp ci seetu kon doon ñu dara ci Maba Diakhompa doon ñu dara ci Lat Dior doon ñu dara ci Cheikh Ahmadou Bamba doon ñu benn certain moment bu nga xamante se nii ginnaaw bu fi mag ñi leen daanoon jóge am nañ benn vide ñu exploité vide boobu noonu vide bu ñu exploité xam ngeen kan moo ci joué ban rôle rey nañ ci ay nit Omar Blondin Diop dañ koo rey tëj nañ ci Mamadou Dia ci kaso ba xam ni génn dee kaso moo ko dese woon génn kaso buñ ci sukkandiku woon ñun ñooy nekk peuple bi raw ci àdduna ñu am ay traître yu nekk suñu bopp réew yi
tubaab bi ne leen bu leen jàng seen histoire bu leen jàngale seen i grands hommes ñoom la ñu bind bu leen ko jàng ñëw leen ngeen jàngale ñun liñ bind ñu topp seen ginnaaw comme ay xar comme seen moomeel ñeme wu ñoo sax assumer ñun li ñu doon ñeme wu ñoo sax assumer l'héritage bi ñu jëlee ci Cheikh Ahmadou Bamba ak li mu bind moom El Hadj Malick ak li mu bind ñun ñeme wu ñoo sax assumer loolu di ko jàngal suñuy doom li ñuy jàngal suñuy doom mooy li ñu tubaab bi wax tubaab bi lépp lu mu wax mooy li baax lépp loo xamante si Thierno Souleymane Baal bind na ko baaxul lépp loo xamante si moom El Hadj Malick bind na ko baaxul lépp lu moo Cheikh Ahmadou Bamba bind baaxul li tubaab bi bind mooy lu baax nanguwuñ sax ñun suñu làkk ñu koy làkk nanguwuñoo sax ñun suñu école yi ñu introduire fa suñu làkk yi nanguwuñoo am presse écrite boo xam ne ci suñu làkk lañ koy bind. Vous me parlez d'indépendance de quelle indépendance vous me parlez nous ne sommes pas indépendants à la tête de nos pays nous n'avons que des corrompus des collabos des nit yoo xamante si nii ñu ngi ci ginnaaw tubaab yi di mar seen i tànk di jaay seen réew di jaay seen askan loolu moo fi am. ça va bien yaa am jàmm alhamdulilah ñii sant bu baax bien merci Boubacar Libaas Jéeme waaw militant Pastef nga jaajëf maa ngi jaar waaw moom nga bëgg a gis ok demal gère même nit yooyu noonu la tubaab bi continuer di samp boo demee Côte d'Ivoire ñoo fa nekk boo ñëwee Sénégal ñoo fa nekk boo demee Cameroun ñoo fa nekk même ñooñu noonu la tubaab bi daan utiliser pour rey ñooñu la tubaab dëgg rendre les Africains libres di xàll yoon bi di wane yoon bi képp ku mës a essayer loolu jaar nañ ko ci seen traître yi rey lu la jaar nañ ko ci seen traître yi rey lu la ana Blaise Compaoré kan moo ko couvrir tey mu ngi dox fu ko neex ci Afrique Blaise Compaoré mu ngi dox fu ko neex ci Afrique ñan ñoo nekk ginnaaw moom kan la leen reyal l'histoire se répète c'est le même schéma képp koo xamante si ni jug nga pour yee africains yi képp ku mës a taxawal benn politique boo xam ni politique la benn politique bu adéquate boo xamante si ni par rapport ak ñun africains yi ni ñu mel lii mooñ ci génne képp ku mës a indi benn xeet bu mel noonu loo xam ni mën na yee africains yi rey nañu la fagaagal nañu la jiiñ nañu la créé nañ ay fen ci sa kaw jiiñ nañ la dictateur def nañ la tout pour jëlee la foofu parce que le danger que tu représentes mooy da ngaa nar a yee africains yi. kan lañ koy jaare bu njëkk ñoom ñoo doon ñëw ak seen i légionnaire bu ñu demee ba nga xam ne ingérence bi day fës ñu mujjee boppu Afrique bu nekk ñu jël fa benn esclave benn gouverneur ñu teg la fa tuddee le président nga nekk nit ku ñuul di liggéeyal tubaab yi di wor sa réew lépp lu mënoon a dimbali sa réew lépp lu mënoon a xettali sa réew nga ni ko fa jaar jëli signal ko tubaab bi bindal ko tubaab bi yow nga sàcc ba doyal tubaab bi ne la fii ak yaa ngi sàcc di ñu sàccal dañ la fay bàyyi nga bàyyi sa askan muy dund ci ndóol du ñu faju du ñu lekk du ñu naan seen télé yi di ñu wane comme si ñun yàlla dañoo mbugal alors que ñun yàlla dañoo teral lépp lu yàlla di jox ab peuple wala ab continent pour mu raw ci àdduna bi ñun Afrique la ko jox buñ ko xoolee sax ñoom dañ naan ñu da ngeen a ñuul parce que yàlla da leen a mbugal da ngeen a ñàkk parce que yàlla da leen a mbugal alors que ni concrètement ñoom boo ko xoolee sax ñoom ñoo amul dara ñun la yàlla jox lépp ñoom nag ñu ne nañ dem ci ñoom jël seen i njiiti réew jox leen li ñu bëgg ñoom ñu jox ñu li ñu bëgg bu ko defee buñ ko nangoo ñëw defar suñuy réew ñoom ñu bàyyi leen ñu continuer toujours nekk dans la misère après seen télé yi di ñu wane comme ay moyens que rien comme des gens qui ne réfléchissent pas comme ay nit yu amul xel ñun du ñu lekk du ñu naan du ñu faju du ñu jàng ñu jaar ci géej gi di dee tubaab yi dans période boobu noonu tubaab yi ñu ngi defar seen àdduna seen jàng di gratuit seen hôpitaux yi di gratuit lépp ñuy avancer di dem fii ngay gis ay doomu chef d'état bu ñu demee en Europe wala aux États-Unis hôtel yi gën a mag la ñuy nekk oto yi nga xamante si nii même président États-Unis mënu koo jënd président France mënu koo dawal ñoom oto yooyu la ñuy doxantoo te dañ ciy yor yu bëri ñoom ak seen i caga
doomu président africain yi dugg leen ngeen xool naka la ñuy dundee en Europe wala aux États-Unis waaw baadoola africain bi dans ce même temps moom nan lay dundee baadoola africain bi période boobu noonu nan lay dundee dans la misère te am na lépp loo xamante si ni yàlla may na ko pour mu mën a dund bu yemb dama ni nit feek yaa ngi nangoo nekk jaam mérité woo sax ñu lay xeexal ku nangoo nekk jaam yaa def sa bopp jaam l'esclavage n'a pas été aboli dañoo nekkoon mu yàgg fippu bi bu mu amee mu jommal leen fippu bi nga demee ba mënatuñ koo contenir ki lañ gaawantoo def seen i déclaration ne dañuy abolir l'esclavage raconté wuñ leen la vraie histoire bi noirs yi commencé di fippu rayante bi di bëri ñu gis que ni noirs yi ñu ngi organiser wu seen biir boobu la ñu commencé xam que ni mënatuñoo maintenir nii en esclave ñu gaawantu daal ne dañuy abolir esclave parce que dañoo toog mu yàgg ñu xalaat ne lii baaxul de ils avaient plus ci ay réew ba noppi tas leen ci ay sections yu ndaw yoo xam ne amuñu droit communiquer seen biir donc ils pouvaient pas organiser benn révolution mais teewul bi ñu demee ba maar ñun sunu maam yooyu bi ñu demee ba maar dañoo mujjee fippu ak nooteel bi li muy bëri yëpp dañoo mujjee fippu bi ñu fippoo bi nga xamante si tubaab bi xam nañ ni mënatu leen a continuer def jaam ci la gaawantu pour raxas deram pour daal di am la face devant le monde entier mu daal ne non dañuy abolir l'esclavage dañuy fen tubaab mus sa abolir l'esclavage bu ko aboliroon du continuer ñëw def la colonisation bañ leen ñu leen di jàppee seen ay esclaves vous n'êtes pas des esclaves tubaab bu fekkoon que ni dafa abolir esclavage du wëlbati ko ñëw def la colonisation ils ont tué des millions et des millions de résistants sàcc lépp loo xamante si ni Afrique nga moom ki lañ defaree seen dëkk yi ngay gis tey donc ces gens-là bu ñu ñëwee nañu nous sommes vos amis nous sommes vos partenaires dañ leen war a envoyer chier parce que ce ne sont que des mensonges suñu maam yooyu fipp moo tax ñu mujj abolir l'esclavage fipp boobu ñu fipp woon waa ndegam ñun ñu nekk suñu dëkk yi kenn yóbbuwuñu ñu ngi suñu biir dëkk yi suñu biir koñ yi xamante ñun ñëpp ñu xam ne ñoo bokk misère bi ñuy dund ñun ñëpp ñu xam ne ñoo bokk nooteel bi ñuy dund ndegam suñu maam yi ñu yóbboon États-Unis ñoo dem ba benn instant ñu ne lii dakk na waxuma la ak ñun ñu nekk suñu propre réew nekk ay millions de jeunes ndegam suñu maam yooyu ñu yóbboon ci yeneen dëkk noot leen ñoo mujjee fippu waxuma la ak ñun ñu nekk suñu propre continent nekk suñu propre réew nekk suñu propre dëkk nekk ay millions de jeunes lakk la ñuy xaar ci ban lakk lañ ko war a waxati ci ban kalaama ak ci ban manière lañ ko war a waxati dégg ngeen lépp te xam ngeen lépp jël suñu ay responsabilité moo fi des jël suñu ay responsabilité moo fi nekk nous devons tous résister ay wax la ay bind la mais ci ay fait mooy da ngay taxaw képp ku nar a jël say droit nga xeex ak moom képp ku nar a jalgati say droit nga xeex ak moom gis nañ fi depuis ay député yoo xam ni hors la loi dañu dem muri balaanu kiiraayu seen moroomu l'honorable député de manière irrégulière ñoom ñu nekk hors la loi dem ne dañoo koy def parce que seen maître moo leen ko defloo donc képp ku nekk Sénégal na nga xam que ni mbalaanu kiiraayu Ousmane Sonko kenn muriwu ko parce que jaarale wuñ ko ci yoon hors la loi lañ ko defee te ñu ko def dañ leen koo digal mbalaanu kiiraay bi ñun peuple bi ñoo ko joxoon te dindiwuñ ko ñun le peuple sénégalais dindiwuñ mbalaanu kiiraay bi ñun ñoo koy protéger toujours parce qu'il s'est sacrifié pour nous il porte le discours bi ñu bëgg ab dirigeant porté ko il porte l'espoir bi nga xam ne boobu ak léegi ñu ngi ko doon xaar donc duñu nangu ay vauriens ay mercenaires déguisés en député ñu yónni leen ñu ne dañ koy fagaagal ñoo bañ mbalaanu kiiraayu Ousmane Sonko fa mu ndaaje woon ba léegi ma nga fa te ñun le peuple ñun ñoo ko joxoon et on le maintient donc loolu moo doon sama kaddu loolu moo doon sama discours génn naa sama cœur j'ai commencé ma résistance nangootuma doon musuma doon jaam mais dama daan daw coow di sàmmonteeg samay loi wu dëkk dem naa ba gis que ni ay député ay ministre ay procureur
ay juges ñoom ñoo sàmmantewul ak suñu ay loi wu ba noppi bëgg ñu cee gaañ ñun ñi ko doon respecté donc j'ai pris mes responsabilités li ma yoon may jël naa ko j'engage la résistance et je l'assume pleinement quel qu'en soit le prix salaamaaleykum